mission d'informer, dans notre mission de vous donner toute l'actualité de la 33e édition de la FIDAK. Comme TV et comme FM unissent leurs moyens, nous sommes ici, mesdames, messieurs, pour vous donner toute l'actualité, les temps forts. Et comme tous les jours, nous allons vous présenter votre talk show. ñu nekk ci tey ak sunu benn naataango sunu benn nawle koo xam ni ñu yëngatu ci koom-koom njaay ak njënd war nañu ko miin xam naa ni tur boobu du leen bett buñ ko waxee Momath Cissé bëri na ñoo xam ni dégg nañ turu Momath Cissé di ko dégg muy sol mbubbam di ko gis muy sol dàllam waaw fu mu jëm lu muy dox on aura beaucoup de réponses sur autour de ça dans ce talk show Momath maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay yàlla. ba jàmm nga am. sant bu baax. mais ci baat yu gàtt. bu ñu bëggoon a xam sa taxawaay ci mbootaay gi nga jiite ginnaaw boo ñu xamalee mbootaay gi lan lay doon. ASCOSEN mooy mbootaay gi nga xam ne moom la Momar Ndao jiite ASCOSEN nag li ko tax a jóg mooy waay jëfandiku yi. seen àq ak seen yelleef. ñu défendre leen. comme syndicat yi ni ñuy défendre seen membres yi. ñun waay jëfandiku yi la ñuy défendre. mu toftal machine ci kawam. tubaab di ko wax vice-président ci assemblée générale yoo xam ne ñun dañ koy reconduire ba pare da nga maam ñu daal di ci teg ñeneen dinañ ci ñëw mais boo nee syndicat comme syndicat kon yéenay syndicat waaye jëfandiku yi waaw ñun ñooy mën nañ ko tuddee noonu. est-ce que vous avez mandat? Non, on n'a pas mandat mais on a mandat de nos membres ñi nga xam ne au moins ñëw nañ jënd suñu carte yi cependant nag même ku jëndul carte boo ñëwee te moo ci ëpp doole wax ñu sa soxla dinañ ci taxaw boo amee dëgg ñu jox la dëgg bu dee safaan wa itam ñu wax la ne safaan wala mais dinañ ci la accompagner ba nga am satisfaction. ndey ji seex la ñu dëkk régulateur social lañ mën nañu wax bu état bi defee loo xam ne baax na ñu ne baax na bu defee loo xam ne bon na ñu ne bon na. dinañ wax ci loolu seen diggante ak état dinañ ci ñëw mais laataa loolu dañuy taxaw Momath bi ngeen sosoog léegi. ñàkkul nga gis fi loo xam ni mën na ci wax leneen anecdote xoolal ma ban anecdote nga mën a nettali auditeurs yi ñuy déglu ban anecdote lañ mën a jàpp anecdote. waaw anecdote yi mooy. waaw. benn bis wax sa xalaat. waaw. muy 21h ci benn rajo. waaw. fekk na da nga ma ànd ak waa agence de régulation des marchés. ARM. daw ay kilomètres ci ñaay bi. ci yenn at la yenn jamono la yooyu. mat na fukki at ak juróom. waaw parce que wax sa xalaat ay jamono 92 la commencé. voilà waaw. bi ma demee seet tool yi soble seeg pompiteer bi ñëw wax ci rajo bi. la ma fa gis. benn waay dugg sa wax sa xalaat ne kooku demul fenn boo demee rombul këram. loolu jàppee naa ko ay ati at di ko déglu ay ati at di ko rëbb ba benn bis ma gis ko ma ne ko sawaay tooñ nga ma tooñ boo xam ne bu ma la baawul ci yàlla dañ la maanaam li nga bëgg a foofu mooy yéen a ngi def lu nekk waaye lu nekk ngeen di dégg lu nekk ngeen di gis lu nekk la ñuy dégg lu nekk la ñuy gis te li ci gën a garaaw mooy ki nga xam ne moom nga koy défendre moo lay wan ne bëgguma nga défendre ma ndax lu tax beneen anecdote waaw augmentation tarif illicite man mënuma koo fay di ko cautionné ñu jàpp ma bus tata yóbbu ma commissariat waaw da see nekku ci avant ñu may yóbbu waa comme augmentation 25 francs la ñi ma nekkal ci bisu ne ma mais mën nañ la ko fayal amul problème ma ne ma xoolal ma lii rek ba ma demee police bàyyi ma ne ma yaa nekk ci dëgg ay nit ñëw ne ma non sant ma ne Cissé fukki nit yu sant Cissé yu mel ni yow bu ñu ko amoon rek dëkk bi dox ba pare romb ma. Vous êtes en ce moment en live depuis le Centre international de commerce et d'échange du Sénégal CICES di dalal 33e édition FIDAK ñu ànd ci ak Made in Sénégal Center taxawaayam moom mooy wéyal liggéey bi nga xam ne TradePoint Sénégal taxawoon na ko dañuy dellu si waat ak sunu gan Momath Cissé ba ngeen sosoog léegi ñàkkul ay mission yoo xam ne tegoon ngeen seen kaw ñàkkul également une structuration ay actions yi ngeen mën a ci lu gàtt ci gaaw lan nga ñu mën a fàttali ci mission yi ñu leen dénk ci action yi nga xam mën ngeen ko ngir défendre ni nga ko waxee léegi way jëfandikoo mission yi ñu dénk mooy IEC mooy information éducation communication
am nañ ay représentants ci région yi. ak ci département yi ak ci gox yi. donc dañ leen di dem nag di leen sensibiliser parce que dañ ne mieux connaître. pour mieux consommer. tout à fait. boo xamul li ngay consommer. ragal naa ne foofu mooy béyaabaa bi. da nga war a xam ba pare. ma suruxal benn laaj. soo xamul li ngay consommer ñu nekk ci jamonoy bay li ngay dund li ngay bay produire et consommer local ban inspiration la leen def yéen. mooy dénkaane sa dénkaane sa biir bitim réew wóorul. dénkaane ka nga wóolu. dénkaane ka nga wóolu te dénk nag sa bopp moo tax bay dundee bay nekk loo xam ne ñun dañ koy accompagner. waaye nag lépp loo gis rek régulation lay laaj. régulation mooy lan teg curseuse bi fi nga xam ne partie prenante yi muy consommateurs yi. muy producteurs yi muy commerçants yi kenn du loru. c'est ça c'est ça. waaw ndax réew boo dem. dañuy protéger seen mbay. waaye nag bu fekkee mbay mi doyut. waaw da ngay jëggaani li ci des diggante jëggaani bi muy ñëw nag at mbay mi nga xam ne muy ñor. foofu nan nañ def la nga xam ne roofaloo mooy am roofaloo bu amee rek consommateur du sonn waaye bu roofaloo amul marché bi asséché wu prix bi day augmenté bu waa consommateur bi day sonn. moom la tubaab bi di wax cohabitation. cohabitation bi am parfois ci marché yi. exactement diggante pompiteer. waaw mbay mi. waaw at pompiteer yu jëggaani. diggante soble mbay mi. waaw at soble jëggaani. diggante carotte bi. at carotte mbay mi. def nañ ko ci banana bi bu yàggul. bi ñu levé gel bi yàggul. fi mu ne ñoom ñu ngi roofalante di ànd di dem. bu loolu amee rek. bu boobaa kenn du loru. tout à fait yaa ngi koy wax léegi ci biir bi ñuy tàmbali nga ni IEC ngeen di def informer éduquer et ensuite communiquer loolu moom mooy tax nga am une prise de conscience citoyenne. exact mais ci loolu spécifiquement parce que du ASCOSEN rek moo nekk Sénégal am na yeneen kuréel yu taxaw nañuy dañuy défendre way jëfandiku yi bu ñu doon xool spécifiquement fan lañ leen di féetale yéen. ñun généralité lañ. waaw parce que boo xoolee ASCOSEN. waaw daf di association boo xam ne dafa ubbeeku. sensibiliser yëpp ñu nga fa. dëgg la profil yëpp nga fa. dëgg la. bu dee technique bi. danañ yónni ki nga xam ne mooy technique. bu dee koo xam ne généralité la. ñu yóbbu généralité. spécificité bu nekk. mu ngi ci ASCOSEN ba nga xam ne foo wootee. danañ yebal ki nga xam ne moo méngoog profil boobu. tout à fait est-ce que loolu moo expliqué ñu leen di gis lu bëri ci wetu nguur gi am nañu jàpp ni sax ASCOSEN bànqaasu gouvernement bi la bànqaasu nguur gi la da ngeen di liggéey ak ñoom. waaw mun nañ ko wax parce que suma président national. waaw ba tey mooy yore CONAREL muy comité national de régulation du loyer. nguur gi moo ko fa teg. te mu nekk bànqaasu ministère du commerce. mu nekk bànqaasu ministère du commerce. waaye nag taxut compromission am. déedéet. na leer nay leer nañ. daan na jël position yoo xam ne bi mu nekkee présidence parce que yàgg naa liggéeyoo nguur de. waaw nekkoon na conseiller. voilà. da daan ñëw ma ne ko xanaa yow dañ la dàq te yëguma ko ndax li nga wax nii bu subaa boo demee kenn du la jox loo donc malgré que. ñu ngi liggéey ak nguur gi. waaw bu baaxee comme na ma la ko waxee woon ñu ne baax na. bu bonee ñu ne bon na ñun duñ ay politiciens. nangul nañ la ko ndax yow yaa toftalu ci Momath Ndao mi nga xam moo jiite mbootaay gi wuyoo ASCOSEN di taxaw ngir xeex ak yelleef way jëfandiku yi waaye tamit di leen teewal fa seen tànk mënul yegg mën nañ ko waxee noonu. waaw Momath li ma bëggoon xam mooy yéen nguur gi léeg-léeg mu xëy génn rek ñu dégg ci taskatu xibaar yi yéen a kaay ñu ni yokk nañu léeg-léeg ñu gis ñu ni manqué na léeg-léeg ñu gis ñu ni bari na approvisionnement bu dee marché bi respect des tarifs yooyu yëpp ay jafe-jafe la yu askan wi di dund yéen ban taxawaay ngeen di am pour laamisoo diisoo ak gouvernement bi ba mu yërëm askan wi. li wóor mooy comme askan wi lañ fa nekkal. waaw saa yuñ alerté. nguur gi ne ko attention. boo jëlul lii soble dana manqué. boo jëlul lii pomme de terre dana manqué boo jëlul lii ceeb dana manqué. boo ko deful bu manque amee ñu yoole la. mooy laaj bi.
laaj bi mooy léegi bu ngeen defee loolu ba pare. analyse ban ngeen di def parce que si vous faites une alerte. c'est une chose. oui le gouvernement mën na jël décision mën na bañ a jël décision. ça dépend ci li nga xam mooy discrétion. mais léegi ban analyse ngeen di def ci mesure yooyu. bi ñu demee en 2008. waaw. boobu ministère du commerce Abdourahim Agne fi nekkoon. loolu lañ doon waxee les émeutes de la faim. bi ministère bi waxee ne mënu ci dara dañoo jël suñu responsabilité. ne ko comme mënoo ci dara nag si lañ defee marche. ba ñu dégguñu. oui. tëj Momar. Argent Pierre. ba ñu waxee les émeutes de la faim. loolu suñu responsable ñoo ko jël. absolument ba ñu dem jugement. gàcce ngalaama. bi nga xamee ne Sonatel ñu ngi wax les appels entrants. Sonatel moom wax ci lu wóor parce que sa président fa la bokk. ma non. bokkatu fa kon bu fa bokkoon. bokkatu fa. waaw bu fekkee Moustapha bokk itam yëguma ko. déedéet. ndax bokk orange. ndax. lu tax. waaw. ba ñu defee appel entrant Ablaye Wade. waaw. mu ne leen dégg nga maam wax leen li mu leen wax ñu yóbbu ko diffamation. première instance ñu gagné leen. non ñu gagné ñu dem appel ñu gagné leen. waaw. boobu ba léegi. seen activité bëgg nañ juboo sax ak ñun. waaye. dafa am ay préalable. mën nga ñëw ci préalable yooyu lan moo nekk fi mu nekk li teg a témbe ngeen war koo tegganti ngir mën a ànd. xam nga nit. waaw bu fekkee ne da ngeen dëngoo. waaw. mu yóbbu la ci yoon. bëgg laa toroxal. yàlla far nga gañe ko. waaw. da ngay nangu ne gañe na la. waaw moo jaadu. moo jaadu. waaye tant que nangoo ñëw nag ne ko yaa gañe na ma. ngeen waxtaan bu boobaa ba tey du sotti. valeur africaine la de valeur sénégalaise. voilà parce que ñun bu fekkoon ne. ñun lañ daane. waaw toroxal ñu. ñoom loolu lañ bëggoon waaye yàlla def ko. Momar Ndao sur Radio Vision. comme Momath Cissé FM Momath Cissé merci beaucoup Momath Cissé alors li ma laal na la de laal na suñu réalisatrice ba la toog. dund gi dafa jafe wala dafa yoof. dafa jafe. dund gi dafa jafe. te boo ko xoolee tey sa salaire ma xool suma salaire location bi moo gën a jafe. waaw. boo jëlee ci location bi rek. partie bu bëri day jël. dëgg la li nga dese. mun naa wax ne bu dee ceebu ordinaire bi la. waaw. waay wàññi nañ ko wàññiwaat ko te dinañ ko wàññiwaat le 18. le 18 bii di ñëw. maa la wax li conseil national de la consommation ministère en charge du commerce et de l'industrie woote na ko le 18. tout à fait te yéen presse si ngeen bokk. bu dee courant bi. waaw. am na loo xam ne wax nañ ne dinañ ko ci def. dina jël plus d'1 million d'abonnés ñoo xam ne c'est des personnes vulnérables. les couches sociales. vulnérables mais ñun dañ ne. bi Fonds monétaire international ñëwee ci ñun. waaw non bul dugg foofu dinañ fa ñëw mais nañ yem ci dundu gu cher gi léegi yéen ñàkkul ngeen am ay pexe ay lu ngeen dee maanaam ngeen am ay orientation yu ngeen jox état bi wala ngeen ni lii dëgg lii moo tax mu cher xëy na taxe yee bëri xëy na subvention bay doyul xëy na production bay doyul est-ce que yéen a ngi évaluer les facteurs yi influencer la hausse du prix. effectivement orientation joxe nañ ko ci facturation dañ ne état. waaw 0 ba 150 kilowattheure dafa néew à 91,17 francs. na nga fexee 0 ba 250 kilowatts. def ko tranche 1. voilà tranche sociale muy tranche xam nga loolu orientation la. ñi nga xam ne. oui. c'est des ambassades. c'est des gens à fort potentiel pouvoir d'achat. nañ génn ci tranche sociale muy des subventions ciblées parce que jël nañ place ku néew doole. même def nañ ko ci colonne gasoil. ne comme transport de marchandises transport de personnes. wàññil colonne gasoil. bu ko defee les transports de marchandises et de personnes. ñu am moins cher que les autres. mais yow da nga bëgg a wax ni yow le premier ministre Ousmane Sonko. oui
xanaa dafa dégg seen wax boobu parce que dégg nga ko démb conseil des ministres keroog alxamis mu ni ñu ngi jëm ci wàññi carburant bi. dinaa la wax leen. waaw. lii ñuy wax ñu ngi ñaan toujours mu topp ci nopp autorité bu koy déglu te di ko jëfe ndax ñun ñooy émanation askan wi nga xam ne bët bu set ñoo nekk ak ñoom ñu ñuy wax li nga xam ne mooy seen. su fekkoon dama la ne def ko commentaire ci conseil des ministres ci li nga xam ni mooy communication premier ministre par rapport justement ak la consommation bëgg nga li mu wax ci carburant wàññi essence bi nga xam ne ñi ngi ci dëgmal. mais communication bi nga jógee ko ci président de la république. waaw boo seetloo chaque conseil des ministres. waaw joxoñ na Ousmane Sonko PM ne ko defal lii ci askan. instruction waaw instruction boobu nag la ñuy jëmal. c'est que nag ku ñu yónni yàkkamti la. dafay nekk benn yàkkamti mais ala kulli yàlla effectivement impression boobu nga am. ne ñu ñuy déglu. impression boobu man moom laa am parce que démb rek. ci benn rajo laa ne ceeb bi nga xam ne mooy 100% brûlure ordinaire. ba mu wàññeekoo ca importateur bi. yàgg na trop. tout à fait. kon boog war nañu woote conseil national de la consommation. pour que wàññeeku bi yegg si ci man. absolument. dama ko wax à midi ci ngoon si ma jot courrier boo xam ne invité nañu conseil national de la consommation tombé nag mu indi ay gaaf waaye kontaan nañ ci. et puis mu tombé ak le ministre également de l'industrie et du commerce am le courage justement de baisser le prix en tout cas le prix ex usine du prix du riz blanc nga xam ni yóbbu na ko à 305 francs. la chance que nous avons au niveau de l'ASCOSEN. c'est quoi. mooy dañoo sawar di fekkee bi ñuy waxtaanee ceebu mbay bi. ma alerté ne attention tangu Alioune Sarr. amoon na fi ma bokkoon ci délégation bi dem ba Saint-Louis. ak équipe boobu DCI Ousmane Mbaye la tudd secrétaire général bi di laax. c'est ça. on a résolu le problème en indexant l'importation sur l'achat du riz local. Et ceci s'inscrit dans une vision globale de consommer local, dans une vision globale d'homogénéisation, de souveraineté alimentaire. Exactement. Et c'est ça que la ñu woote réunion risé yi toog importateurs yi toog ñu trouver solution enlèvement 7000 tonnes presque fu mu nekk nii 5000 tonnes enlevé nañu. Ce qui m'amène à poser la question vos relations avec les dirigeants parce que gis nañu le ministre de l'industrie et du commerce def une première rencontre, c'est une première on va dire au Sénégal muy les assises, la concertation avec les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries et ñooñu ñoom ñooy le maillon de proximité avec les consommateurs. Exactement, une bonne chose. Et nous avions été conviés. Ah oui. Suma président national mu nga foon ci assises yi du début à la fin. jël fa nag ci responsabilité. muy lu am solo parce que da ngay waxtaan ak ñi nga xam ne mën nga waxtaan ak ñoom te mën nañ la indil valeur ajoutée parce que waxtaan boo gisee mu avancé rek da ngay lépp loo gis ci àdduna xam nga lan moo koy yàq ànd bu nekk dugal ku ci bokkul génnee ku ci bokk association de défense de consommateurs lu am solo la. C'est ça. C'est l'une des questions de fin bu fekkee rek maa bëgg a anticiper ma bàyyi nga anticiper. xaw ma woon nag wax dëgg yàlla mi ngi ci kon bu ma anticiper daa bàyyi doon rek. une anecdote. oui. jox ma benn anecdote. waaw beneen anecdote mooy. waaw. seen diggante ak état laa ko bëgg moom anecdote bi parce que la suite va nous mener justement. suñ diggante ak état anecdote bu bëri na. xam nga ni nga ma gisee nii yaa ngi ma ne ñun dañuy waxtaan ak état am na ñoo xam ne sax dañuy wax ne dañuy liggéey ak état. waaw. amul benn directeur commerce intérieur wala benn secrétaire général ministère du commerce bu ñu mosul a génn mu ne ma Momar jàmbu nga ma tey li may wax dama koy wax ci kaw. jàmbu nga ma tey. parce que bu fekkee ne orientation bi nga jox. baaxul ci askan wi ma du opposé wu. franchement. tout à fait. bu ko defee nag ñu ne ma jàmbu nga ma tey mais heureusement ñoom itam. jàmb boobu ma leen di jàmb. taxul ñu tëj seen bunt. dañ koy positiver. dañ koy positiver. xam ne war nañ mën a jël.
suma position te dama koy toujours argumente ba nga xam ne lu ci bëri dañ may fekk si. Mamadou Cissé, vous êtes le vice-président de l'ASCOSEN. loolu moom mooy yóbbu ci laaj la justement naka ngeen di analyser les politiques aujourd'hui de plus en plus on parle de relance économique et sociale le PRES 2025 que le Premier ministre a eu l'honneur de présenter aux Sénégalais pour vraiment remettre le Sénégal sur les rails yow tey c'est une bonne chose. En quoi? Parce que ça permet de refaire les fondamentaux maanaam mettre le citoyen au cœur de l'action mu xam ne participer na am na droit donc de regard am na droit wax ndax boo fayee sa TVA fay say taxe bu la neexee ne lañ koy utiliser dañ ko xam. C'est normal. bu la neexee itam nga ne ko li ma la jox bu ko yàq te il faut servir par l'exemple. Une responsabilité citoyenne. Exactement. Patriotique. Patriotique et servir par l'exemple ndax kat bala ngay wax ni sangul da ngay sangu ba pare. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Momar impact bi ñëw nañ ci de parce que suma réalisatrice mi mën a leen desee ci waxtu daanaka dañ koy lim mais ci lu gaaw rek nga ñëw ci impact maanaam mboolem kuréel bu yëngatu ci mbootaay way jëfandiku yi mais aussi ngeen jàllale seen bët ëllëg maanaam des perspectives. waa xam nga tey jii booy dem réunion. waaw buñ lay woo. sa xalaat tax ñu lay woo. mais ki nekk ci biti moom bëtam lay xool ndax la ngeen fa nekk jëmal ngeen ko ci bitam dem mais lu ci bëri Sénégal mu ngi dox bala muy dox ba citoyen mi di ko gis dafay fekk ñu waxtaanee ko togg ko ba pare. mooy l'impact ci population nekkuñ fi rek di dem ci réunion yi di ñëw déedéet boo xoolee impact bi muy am ci société bi ci consommateur yi dafay fekk ñu nekk fa ba pare ñu jël suñu xalaat. Est-ce que am ngeen ay actions ak des perspectives des projets de perspectives? waaw les perspectives mooy tey jii ñu bañ a jëggaani dara ci Sénégal loolu bu mu mun a nekk li nga xam ne am nañ ko te muy autosuffisance ci certaines filières la koy yàq ba autosuffisance bi amul muy manque d'infrastructure nañ ko jëmmal. commencé nañ ko. je pense que ministre agriculture ak commerce dina am ci début d'année bi ay infrastructures yoo xam ne ay sénégalais pur temps ñoo ko def. Mamadou Cissé dama lay laaj benn mbir di nga ma tontu. ah ça dépend. bët lu muy jëriñ. xool. nopp nag. dégg. soo amee ñaar yëpp. ah xool di dégg. di xool di dégg. waaw mat ki nga doon. bu fekkee dañ laa indil médium boo xam ne loolu mooy taxawaayam loo cay wax. encouragé. fan la sa xel dem ci ban médium la sa xel dem. buñ ma fayee daal ma wax ko. mais dama bëgg sama réalisatrice. comme FM Radio Vision moom maa ngi koy xool nii di ko gis. waaw. c'est TV un instrument. instrument boo xam ne. instrument booy. xam nga li may wax toujours gars yi Trade FM. mooy maa ko juddule. waaw ca tangu ministre. waaw Amadou Niang. waaw keroog maa nga ca bâche ba. te ba léegi nag saa yi ma wooyee maa ngi ñëw toog. Momat xam nga jamono dafa dox mu dox a dox ba kilifa yi fi nekk daal ni dafa jot ñu soppi doxalin ci doxalin boobu lañ jógee Trade Point Sénégal dem léegi ci Made in Sénégal Center Made in Sénégal Center moo indi comme FM Radio Vision di nga am sa rajo ni nga ko doon amee 88.1 mais dañuy dégg ci plateforme yi fu la neex nag plateforme bu la neex demal te sa chaîne de télévision mi ngi ñëw mooy comme Business TV. ma leen di ñaanal. amiin te rafetlu. amiin ndax ku yokkul rek wàcc. la fa ko wax. yal na yàlla jàppale leen. gars yi dem nañu de jeex na tàkk tey fii lañ koy yemale ak yéen ba beneen yoon merci Amadou Dia merci Boubacar Dione merci Aminatou Diallo pour la réalisation vous nous suivez depuis le CICES comme TV comme Radio Vision.
88.1 pour la radio, mais également sur, sur Comme TV et nos plateformes de diffusion.